asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum doomi réew mi fépp fi ngeen mën a nekk ci àddina bi maa ngi leen di nuyu Babacar Touré laa tudd journaliste la te it directeur de publication bu Kewoulo.info Kewoulo.info muy site internet en ligne tey ji nag dama bëgg a waxtaan ak yéen ci li nga xam ne moo di coronavirus mu di jàngoro ji nga xam ne moo lëmbee àddina bi gannaaw bi mu feeñee Chine yegg si Italie wàcc Espagne France mu ngi wër àddina bi yëpp tey ji nag li nga xam ne moo di Italie ak Espagne confiné wu nañu tëju nañu ba pratiquement kenn demul kenn dikkul ba mu jógee foofu nag yegg si na Afrique bu ñu koy wax tey jii ci Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne fa la gën a amee doole gannaaw Afrique du Sud ak Égypte ñi nga xam ne juróom fukk ak benn cas signalé nañ ko fa Égypte daal di am ñaari nit ñoo xam ne faatu nañu Algérie am na ñeent fukk ak juróomi cas ñetti nit faatu nañ fa Maroc am na ñaar fukk ak juróom-ñetti nit benn gaañu na ke ca topp moo di Sénégal nag sant yàlla ba léegi amaguñu ku faatu gannaaw bu ñu amee ñaar fukk ak juróom-benn muy 26 cas am nañu ñaar ñu wér ba ñibbi seen kër ci li ñu ministre bi wax tey ñu ngi ñaar fukk ak ñeent mu di 24 personnes ñu ngi fi nga xam ne mooy centre des maladies infectieuses bi nga xam ne moo di Fann boobu waxoon naa leen ni li mu capacité bi mu mën a jël ay nit weesuwul fanweeri nit ci population Sénégal rek lañ mën a faj ki nga xam ne moo di professeur Moussa Seydi démb génn na nee na ñaari fukki lal ak ñaari lal la am foofu nga xam ne moo di centre des maladies infectieuses bu Fann mais tey jii gis ngeen ni am nañu 24 personnes ñoo xam ne ñu ngi leen di traité donc ce qui veut dire bu ñu amee yeneen 12 centre boobu dootul mën a jëlati kenn ki nga xam ne nag moo di le ministre Abdoulaye Diouf Sarr defati na sortie waxati na waxoon nañ ni saa yu génnee rek pratiquement dafay ay jiixi jaaxale gën a yokk ci xel yi que di ay solution nee na am nañu 71 nit muy juróom-ñaar fukk ak benn ñoo xam ne ñoo nekk Touba ñu signalé woon Touba te nga xam ne nañu ay mbokk lañu wala ay wëllëre lañu wala ñu doon demalante ak ki nga xam ne suñu mbokk bi jógeen Italie te wàllu njabootam moo leen contaminé wala moom la ñu xalaat ni dañu nekk ci cas yu teexel ministre bi xamal nañ ni dañu nekk en observation wax jooju mooy ñu ngi leen di seet bëggoon nañu ministre bi mu gën ñu éclairciral wax ñu en observation moo di lan dañ leen confiné dañ leen jël tëj leen fenn wala dafa am hôpital bu ñu leen dugal parce que gannaaw si xam nañ ni à part hôpital bi nga xam ne moo di centre des maladies infectieuses bu hôpital Fann gis ñu feneen fi nga xam ne am na benn hôpital fi ñu xalaatoon ni ñoom dañ ko bëgg a def deuxième centre de confinement mooy centre boo xam ne dañu fay téye nit ñi ñu bàyyi nit ñi tëj leen foofu ñu mën a seet leen moo di hôpital bi nga xam ne moo leen nekk Daaru Marnaan te waa hôpital ba nee nañu ñoom seen hôpitalu bopp la biñ koy defar laaj nañu ndimbal ci état bi bañ na donc mënul xëy rek mu ñëw jël seen structure bu ko def ko centre de confinement ñaari argumentaire beneen bi nee nañu parce que centre bi dafa nekk ci biir dëkk bi école ñoo ko wër ak ay dëkkuwaay donc naka lañ ko mën a defee centre de confinement donc bu fekkee ni ñooñu nekkoon ñu ci centre boobu baax na ministre bi mu éclaircir nu wax nu fan la ñu nekk ministre bi wax na it am na lu toll ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñeenti lal 359 lits boo xam ne am na ko fële Fann bon ñi nit bëgg nañu puisque askan wi boo ñu joxee information bëgg ñu relayer ko askan wi bëgg nañu mu indil ñu éclaircissement wax ñu fan la est-ce que hôpital Fann lay wax fi nga xam ne malade ñu ngi tëdd seen kaw hôpital ñooñu lay génnee pour def ko centre de confinement wala naka la parce que yëguñu ci diggante bi Sénégal fi mu tabaxee structure boo xam ne am na 359 lits pour accueillir yenn maladies donc comme ni ngeen ko gisee situation wu Sénégal bés bu ne dafay gën a indi loo xam ne nit ñi dañuy tiit gannaaw bi ñu leen waxee waxu déclaration ministre bi dañuy wax ci déclaration président de la République Macky Sall wax dëgg yàlla gannaaw bu baat yu bëri jógee wax ko ni na jël ay mesure bi nga xam ne moom lañ koy gën a xaare defu ko mu di tëj frontière aérienne bu Sénégal frontière aérienne ak frontière maritime du Sénégal ak terrestre c'est-à-dire bu ko defulee na au moins interdire vol yi nga xam ne ñu ngi jógee ci dëkk yi nga xam ne feebar bi dal na leen déjà
mu di France mu di Italie mu di Espagne mu di Chine mais président waxul ci lu jëm ci loolu li mu wax comme mesure moo di fii fanweeri fan interdit na lépp loo xam ne manifestation publique la manifestation publique mais bu waxee manifestation publique bàyyi na buntu bu ubbeeku ci li nga xam ne ay manifestation privée la maanaam ay takk ak yooyu boo ko defee si biir kër mu di privé loi waxu ci dara loi waxu ci dara muy porte d'entrée yi nga xam ne dafay wone manque de leadership bi nga xam ne moom la ñuy xaaree ci président de la république parce que loolu tax na ba bu fekkee ni am na ñoo xam ne anticiper nañu lu mel ni Médina Souane nee nañu arrêté nañu seen jàng yi nga xam ne moom la ñuy waajal ci temps yi lu mel ni laay ni nañu bàyyi nañu appel bi nga xam ne ñu ngi koy waajal am na yeneen màggal yeneen rencontre yeneen gàmmu yu bari yoo xam ne ñi nga xam ne si les principaux concernés la ñu waxaguñ dara gis nañ ni démb ki nga xam ne moo di sëñ Abdou Karim Mbacké moom waxoon na suñu kilifa googu ñu ngi leen ziar wax na ne lépp li nga xam ne moo di ziara ak yooyu dafa ñaan taalibe mi ñu des kër ga mais gis nañ ni ci guddi gi sëñ bi génnewaat na encore ne la ma waxoon delloo na ca gannaaw la ko waral moo di simplement parce que certainement ay conseillers même bu fekkee ni sëñ Bass Abdou Khadre nee na sëñ ci xaarul kenn mu jox ko xalaat sëñ ci ñoom xam nañu lu ñuy def mais mu di loo xam ne jiixi jaaxa boo xam ne gën na ko yokk encore parce que président de la république moo jëlul responsabilité am ci li jëm ci mooy jël ay mesures yu ferme ci l'ensemble du territoire national parce que bu ñu koy wax dañ ciy delluwaat encore Macky Sall la ñu fal moom mooy responsable de la santé publique mooy responsable de la sécurité des sénégalais moom la ñu dënk lëngeewu réew mi donc moom bu warul bàyyi ay porte yu ubbeeku pour nit yi mën fa jaar soo gisee ñu am jiixi jaaxa bi yëpp ñun def nañ ci ay quelques enquêtes parce que dañu xëy tey dugg ci ay professionnels yi woo leen bon président jël na mesure yu mel ni léegi lan ngeen xalaat nan mën a def pour Sénégal mucc mais malheureusement tey jii boo xoolee lu mel ni France ñu ngi lay képp ku nekk ci France képp ku nekk ci sur le territoire français xam nañ ni tey ñu ngi au niveau 3 du plan de lutte contre les pandémies mais Sénégal tey kenn mënu la wax ci ban niveau la nekk du benn professionnel du professionnel de santé du professionnel u sécurité mënuñu la wax parce que tout simplement Sénégal amul plan prévoir wuñu situation bu mel nii bu naroon am naka la ñu war a mën a taxaw plan bi nga xam ne si suñuy gëstu teg nañ ci loxo plan boobu mu ngi tudd plan national de contingence de grippe pandémique plan boobu 2010 la ko Sénégal bindoon 2010 ba tey kenn musu see gëstuwaat kenn musu see daje pour xam problème bu mel nii bu amee naka la ñuy def pour ñu génn si donc mu di jiixi jaaxa boo xam ne kenn xamul naka lañ ci génnee comment faire face parce que tey jii président dafa ne tout ce qui est manifestation lépp li nga xam ne ndaje public autorisé wuñu ko donc tey bu loolu amee kenn bu enfreindre loi boobu war nañu mën a woo policier wala gendarmerie pour ñu ñëw ñu tas mbooloo moomu mais policiers yi naka la ñu war a procéder parce que dañuy soxla procédure naka la ñu war a def ba parce que mun na am ci mbooloo moom ñoo xam ne dañu am feebar bi wala policiers yi seen bopp moom policier boo xam dafa am feebar boobu ñoom naka la ñu war a mën a fonctionner donc loolu lépp kenn xamu ko dans une situation pareille ñu ngi doon xaar ñu génne li nga xam ne plan national de contingence lay tudd boo xam ne dina jël en charge li nga xam ne moo di volet stratégique volet tactique volet opérationnel moo di kenn ku ne mu xam lii bu amee kan mooy responsable kan moo war a naka la ñu war a concentrer les moyens lan la ñu war a joxe comme moyen nan la ñu war a organiser au niveau des brigades de gendarmerie au niveau des commissariats de police au niveau des postes de santé tey jii bu nit amee feebar bi dafa war a woote kii moo ko war a ñëw jël si kii lañ ko war a yóbbu ainsi de suite xamuñu ko te it ñu ngi gis ni bëri na ay numéro téléphone yi nga xam ne gannaaw 800 bi ñu joxe bëri na ay numéro téléphone portable yi ñu joxe nit yu bare ñi nga xam ne seen retour def nañ ko ci ñun ak Kéwoulo et puis essayé nañu woote ci numéro yooyu day sonné ba dagg kenn du jël alors que dañu war a recruter personnel boo xam ne ñu def leen ci benn centre d'appel matin midi soir H24 ay nit dañ fay nekk boo wootee ñooñu ñoo la war a mën a guider ñoom ay ambulance yu wóor ñoo xam ne ñooy jëli nit ñooñu indil leen pour ñu def loo leen test bu ñu leen defee test ñu confiner leen mais gis nañ ni Sénégal loolu lépp amu fa boole ci gannaaw centre des maladies infectieuses boobu dañ koy waxaat encore Sénégal amul lenn loo xam ne pour faire face à cette situation dans un état normal waxuma la région mais ville bu nekk
war nañ mën a am centre teg ko fa bu problème yi mën a amee ñu mën a dem jëli population yooyu xam naka lañ leen di confiner donc comme ni ngeen ko gisee situation bi dafay gën a dem ci loo xam ne dafay tiital askan wi donc c'est bien vrai le ministre de la santé foofu dañ ko fay nuyu nee na dafay demander au procureur de la république képp koo xam ne waxti na ni feebar bi amul ñu mën lay topp mais mu ngi commencé it ci ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi ñu jéem a trouver le plus rapidement possible li nga xam ne moo di plan kenn ku ne ci niveau bi nga nekk ñu wax la naka nga war a intervenir waxoon naa ko ci vidéo bële dama koy waxaat bokk na ci lu ñuy jàngale ne nañu raxas nit ñi nañu raxas seen loxo fu ñu toll mais au moment bi ma leen di wax bi may wax nii ak yéen tey li ñu wax saabu boobu ñuy wax hydro xam alcoolique pour raxas loxo pratiquement amul Sénégal alors que un pays normal parce que ça fait plus de depuis décembre 2019 la ñu commencé wax jàngoro ji mu ngi Chine te xam nañu lu nekk Chine puisque sénégalais ñu ngi dem tous les jours Chine di jënd ay bagages di voyager boulevard centenaire de la République war dem lépp chinois la pratiquement produit mun naa ne 70% produits yi ñuy consommer Sénégal Chine lay jógee te produits yooyu mën a indaale bagages yi wala sénégalais yi seen bopp dem mën a dem foofu ñëw directement ak feebar bi waroon nañu mën a prévoir lii comme ni ñu ko gisee ci brève explication bi ma leen am manque de planification mënu indee lii yëpp alors que bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy jàngale en sciences politiques première année d'ailleurs li ñuy wax le principe de précaution mooy loo xam ne moo féete kaw loi yi moo féete kaw constitution yi lépp loo xam ne xamuloo lan mooy doon conséquences yi da ngay prévoir ba doo ci dugg maa ngi leen di jërëjëf di leen jox ndaje beneen yoon incha allah.